xeetu garab yu ngeen ñuy jox pour ñu waxtaan ci loolu donc doy na sëkk ci ñun ni nekk te ubbi nañu école bu am solo boo xam ne ëpp naa tëj ëpp naa xalaata sax di jël al istiraaha moo tax dañuy continuer ñu ngi sant bu baax suñ góor a aussi ci disponibilité bi tey daañu laal ay nuxaat yu am solo parce que garab nag xam ngeen mook nit ñoo bokk histoire bi yàlla tabaxee aljanna ba nit wàcc ci suuf nit fu mu toll di mën di jariñoo ay garab xanaa léegi sax la ñuy wax bio waaye bu njëkk garab sax la nit doon tabaxee dëkkuwaay kon garab dafa yàgg am solo daañu wax tey li nga xam ne mooy solo si garab am ci lislaam daañu wax cosaan la garab dëgg garab bu fekkente ni bi aaya la ci aaya yàlla yi maanaam kéemaan la ci kéemaanu yàlla yi ndax mu nes naa déglu ni kon garab dina màggal yàlla dina ko sàbbaal ndax dina julli nan lay doon ak nu ñu ko mën a déggee lu xel mën a nangu la yàlla moo ne yusabbihu lillahi maa fi samaawaati maa fi l ard kon daañu approfondir tey nuqaat yi nga xam ne moom la ñuy laal mushahidina a'izza dañuy daal di jox sang bi mu nuyoo ak yéen ñu dugg tey ci waxtaan bi nga xamante ni bii jël leen ay big ak ni ma koy faral di waxee di ngeen déggaat lu am solo ci wàllu xam-xam yu dotteekuwaat ci suñu fukkeeru numéro bii nga xam ni bi ñu commencé sang bi ak léegi ci Al Irshad sang bi ñu bàyyi la nga nuyoo ak mbokki téléspectateurs yi ñu daal di sóobu ci waxtaan bi. aouzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Cheikh Mouhamadul Mansour ñoo ngi amati mbégte di bokk ak yow jotaay bii ci barab bi bis bu set ñu dem ci façon barab te comme ni nga ko waxee sax tàmbale gannaaw bi ma nuyoo ñi nga xam ni ñoom gis nañ ni xam-xam buy jóge fii intéressé na leen te nag sax àdduna lépp xam-xam rek la war a doon ndax lislaam yàlla daf ñu bind jox ñu xel awalu maa xalaqa llaahul xaq la xel moomu yàlla yàgg nañu junj ñu di ko utiliser pour li mu bind ci asamaan ci ak ci suuf si ñu mën ko gëstu xam lan moo ci nekk bu ko defee loolu nag dafay yóbbu nit ki ci mu mën a xam fa yàlla jaamu yàlla comprendre lan mooy mission am ci kaw suuf kon nit su fekkee ni amul xel amul xam-xam mënul dëkk ci kaw suuf kon nag ñu xam ni lépp lu ko waral mooy lii ab daara la joo xam ne pour gëstu xam-xam la pour nit ñi am xam-xam ci seen diine mais am xam-xam ci li nga xamante ni mooy environnement bi rawatina ashjaar yi ak nabataat yi nga xam ni ci lañ dund te dund nit ak i garab dund nit ak li environnement am lu yàgg la dinañ ci ñëw ci biir waxtaan bi incha allah. ñu ngi lay sant bu baax sànq taqdim bu am solo boobee muy la am solo ndax ñoom ñaar dañoo ànd ci la yàlla tatagale nit ci aljanna ci la menacé nit ci aljanna ci la di échec ci première mission ci aljanna muy garab kon moom nit ñu bokk histoire sang bi kon xanaa bu ñu xoolee ci taqdim bi mun nañu dellu si ci ni kon lil ashjar ahamiyya fil islam maanaam kon garab kon am na benn importance ak benn valeur xanaa bu ko l'islam jox. li lay gën a wan ni am na valeur te valeur bu mag waxoon naa la fi ci yeneen émission ne la garab li ñu indi ci kaw suuf tey bu fekkoon nit daa waroon wàcc ci kaw suuf di daw garab ndax bi seytaane jax-jaxalee sunu maam Aadama ba tegtal ko garab gi te sunu borom tere ko ak la ko ca fekk ba mu wàcce ko ci kaw suuf su fekkoon ni nit mën naa bàyyi garab bu wàccaatee ci kaw suuf kon du jëflante garab mais nit bi mu njëkkee wàcc ci kaw suuf sunu maam Aadama fi mu njëkk a fanaan ci garab la li mu njëkk a jëfandikoo di ko lekk ci garab la mais ba jamono jii ñuy toll ci garab ngay lekk wax naa ko fi ci ngay naan ci ngay faju yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni garab mooy seen yaay ndax ci garab tey liggéey sax boo ko bëggee ci garab nga koy amee ndax bul fàtte ni àdduna ñoo ngi ko tabax ci mbay te nit ki li koy jox liggéey di ko jox wér di ko jox lekk di ko jox naan kon am nañ relation bu mag a mag boo xam ni tey moo tax su ma déggee nit di wax garabu wolof damay reetaan parce que di nga gis garab goo xam ni boo demee fële ca Chine am na fa tur
am fa ëpp ko fa Sénégal sax nga gis beneen garab Égypte mu am fa ëpp sax garab gi nekk Sénégal nga dem ba Australie nga xam ne la fa nekk ci xeetu garab yu naat yu wuute kenn xamul nu mu toll. moo tax garabu wolof wala pajum olof yooyu wax ju yàqu la garab wolof moomu ko garab lu fi jiitu wolof la jiitu fu ay xeet wàcc fi ak sunu maam Aadama ba tasaaroo kon nag li lay wan ni garab ci lislaam dafa am importance indi gi mu indi ci kaw suuf mais itam boo xoolee saaru alquran yi tudd garab boo ko doon wàññi mat na juróom fukk ak ñeent aaya yi wax ci wàllu garab wala nabaataat wala saxal wala yooyu mat na 178 aaya kon loolu daf lay tegtale ahamiyatil asjaar wa nabaataat fil islam importance bi garab am ci l'islam ak cër bi mu ko jox ndax tey booy xool daanaka genn wàllu alxuraan yëpp wax na ci te aaya itam boo ko séddaloon juróom benn cër wala juróomi cër benn cër bi garab wax nañ ci garab wala lu aju ci garab wala yàlla joxe ay tegtal wala ay misaal ci garab kon importance garab ci l'islam lu am solo la te dañu war a xam ni itam garab ak nii ñu koy defee man ak yow ci xam-xamu l'islam la bokk l'islam dafa bëri lu mu wax ci garab ak cër wu mu ko jox te itam ci garab ci la nit mën a comprendre lu baree bari ci kaw suuf dama lay jox benn exemple ci kéemaanu garab ndax alxuraan dafa ñu wax ni wa yatafakkaruna fi xalqi samawati wal ard ngeen ni bàyyi xel ci diggante asamaan si li si yàlla bind ak suuf rawatina ci garab yi ak yooyu da ngay xool Mouhamadou Mansour garab fi nga ko fekk fa lay juddoo fa lay màggee fa lay lekkee fa lay naanee fa lay sëyee ci benn place bi kon kooku bu fekkee am nga xam-xam am xel war nga bàyyi xel ci ne lii importance bi mu am demul dikkul te day lekk ci place bi ndax waxoon naa la ne garab ci lu ñu naan photosynthèse chlorophylle yi nga xam ni dañuy capter lumière soleil bi énergie solaire bi transformer ko yóbbu ko ci énergie chimique ci ay azote ci ay fer ba reen yi mën cee dund kon fi mu taxaw la taxaw def liggéeyam mën a taxaw foofu sëy ndax garab gu góor dafa am ak gu jigéen goo xam mën nañ sëy te mais fi ñu taxaw la ñuy taxaw mën a màggee foofu mën a naanee foofu mën a noyyee foofu kon garab importance am ci l'islam importance am ci dundu doomu aadama buñ ko tënkee rek ci wolof ci séeréer ci garabu nangam wala sax ñàkk comprendre ba defee ne garab bi parce que ki ne garabu wolof bi wala garab bi du ma ko lekk wala du ma ko naan garab boobee moo ngi mel ni nga ne du ma lekk ceeb moo ngi mel ni nga ne du ma lekk papaaya moo ngi mel ni nga ne du ma lekk xaal bii parce que xaal yi soo koy xool ak garab yi ñu jot a waxtaan amul différence dañuy am ay doom am ay reen am ay xob yii dañuy law yii dañuy màgg jëm ci kaw kon différence bi nekk ci garab yi ba ñuy yaakaar ni garab sàngam wala garabu wolof loolu amul ku wax garabu wolof bu lekk pomme kon garabu wolof la bu lekk papaye kon garab bu lekk xaal comme garabu wolof la kon pour walla dañu war a xam effectivement war nañ xam nag ne garab dafa laaj am xam-xam ndax toxicité bu ci nekk principe actif am na sa benn mbokk bu ma doon waxtaan mu ne bi mu déggee ñi wax ci ngi gis dafa baxal ngi gis ma la ko yow non seulement rey nga principe actif yi mais yóbbu nga garab gi ci mu servir teinture leneen non teinture bi ma waxee ni mu ko kiyee dama ne ko garab gi bi nga ko baxalee nii la mel mu ne ma sama mbaxane bi mu takk comme cuub la ba dañoon noonu la ma ko waxee sa mbokk moom. non seulement mën na lor nit mais nekkate kon garab am na leneen lu mu mën ci wàllu law na. dafay beneen avantage dafay cuub. garab amul muy garab nga gis am na yeneen xeetu garab kàddu gi ñu doon waxtaan mën na soppi couleur cuub ko jëlee ko ci weex yóbbu ko ci yére bii nga sol
ci am na xeetu garab yoo xam ne boo leen baxalee jël seen ndox ma jaxase ko daf lay jox beneen teinture te mooy teinture originale bi nga xam ni mooy jox nit mooy cuub yu ñuy cuub ak yooyu yu si bëri ay garab la ñuy baxal. ngi ñuy wax mbisaaw moom lañ doon jël di ko xas di ko ràbb di ci def ay kitaan muy ay yére moom lañ doon sol bi nga sol waaw ci xotnu la jóge wateen kon garab moom nit ñoo ànd lii ñuy sol te tey boo seetee sang bi même au niveau international ci marché yi gën a rëy ci wàllu business jënd ak jaay fu ñu jaay la yére mode bu bees dañ naan la vrai coton 100% coton donc ñu xam ni kon garab nekk te ba léegi muy garder valeur bi nga xam ni moom la ñuy am yooyu dafay laaj ñu koy ñuy def distinction bi xam ni nekkate faaw lu mu am valeur ñu dellu ci cosaan ba. mais am na ku sol 100% coton xamul ne garab la sol. xamul ni garab la sol parce que soppi nañu ko ba nga xamante ni bii voilà mooy li yàlla wax asluha sabit wa faruha fi sama faaw ñu xam cosaan bi ak li ci nekk ay annexe bu ñu lay mënul distinguer dafay indi problème ba tax na du ñu xamee shajara tayyib ak aks sëñ bi ñu wax ci garab ci boppam ak ni ñu ko mën a jàppee ni kéemaan la ci kéemaanu yàlla yi garab bi jaamu yàlla la garab ndax mën nañoo jàpp ni kii dafay julli ndax sànq ci wàllu joxe nga exemple bu am solo ci ni garab du tuxu du déplacé wu day màgg fa mu nekk fa lay lekk fa lay naan fa lay sëy xëy na fa lay jullee importance su garab ci ibaadaat. waa xam nga li ma lay njëkk a wax mooy ci lislaam sax garab jëmbat ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni bu ñu boo leen doon dem yomal xiyaam ngeen for benn doomu tàndarma saxal leen ko soog a continuer kon ci lislaam ak jaamu yàlla la. sadaqatun jaariya. sadaqatun jaariya ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax wax na ni maa min muslimin yaxrisu xarsan fa yakulu minhu insaanun aw daabatun illa kaana lahu bihi sadaqa nee na nit du jëmbat ab njëmbat ab garab picc lekk ko wala nit lekk ko te loolu du doon sarax ci moom mais li nga ma wax ni mu nekkee ak jaamu yàlla sëñ bi ci bi ñuy bind ci lawul mahfuus sunu borom li njëkk a bind xalima la. waaw xalima bant la. bant la fu mu jógee xalima boobu njëkk a bind kon moo njëkk a seede ndax xalima ba la mu bind loolu la ànd dafa nangul sunu borom ba bind loolu lan la njëkk a bind foofu mooy bismillahi rahmaani rahim laa ilaha illa anna wahdi. laataa mu doon bind sax encre ba muy utiliser. allahu akbar encre garab la kon. ndax matt ngay jël xamb ko tàkk li tàkk ci cin li ñu xoos ñii la ci cin la jógee ci ca matt ma doon tàkk. moom la ñu jël xooj ci def ko ci ndox def ci daa. moo tax sëriñ bi gis nga ki bind fëët. ak ki bind daa. bokkuñu payoor. bokkuñu ijaaba. loolu beneen mbir la waaye ci tënk wan la ne la dama bëgg xam nga dañ ne buniyal islaam alal xams. shahadatu an laa ilaha illallah rasulullah wa iqaamu salaat wa itaa zakat wa sawmu ramadan ilayhi waaye bi ci njëkk mooy shahadatu an laa ilaha illallah kon garab ko njëkk a def ndax bi mu bind ci lawul mahfuus dafa ne bismillahi rahmaani rahim laa ilaha illa anna wahdi la sharika li fil mulki wa anna muhammad abdi wa rasuli kon garab moo njëkk a wax laa ilaha illallah kon nga gis importance bi ci arkaan ci bànqaasu lislaam yi muy juróom yooyu di ponk yi garab moo njëkk a seede laa ilaha illallah kon nga gis mais même yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jiitu ñu koy yónni ci ñi koy xam garab yeeg xeer yi rawatina garab yi dañ ko daan nuyoo salaamu alayka ya rasulullah kon même ba ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam garab moo ko njëkk a def moo tax ci lislaam am na yeneen exemple yu nu mën a indi lu bari ndax bëgg nañ dugg ci xaal waaye ñu xam ni importance su garab ci lislaam ci tàmbale nga xam ni kon garab jëmmat ko ak jaamu yàlla mais jëmmi garab itam ci sunuy jaamu yàlla yii ni def moo ñu ko njëkk a def. sëñ bi dafa mel ni sax bu dee xalima ci garab la encre ba mu jëfandikoo ci garab la. waaye ñun li ñu xamuñu nag yàlla. waaye ci li ñu xam fii ci àdduna àll bi ñu bindee ñun fii ci àdduna. garab ci garab la jógee. kon xanaa histoire àdduna histoire alam bi yëpp kon. garab a ko bind. histoire kaw na. moo tax bu fekkee ni tey nit dara dal na ko mu yaakaar ne am na leneen lu ko mën a faj lu jugewul ci garab
parce que garab wax naa la moo ñu jox xam-xam. mooy kawn. moo la jox xam-xam li nga wax nii wax nga àlluwa wax bik wax nga bang kon yaa ngi xam-xam moo ñu jox lekk moo ñu jox naan moo ñu jox liggéey jox ñu ay yére yu ñu sol maanaam nit li ma bëgg nit ñi comprendre mooy dara ci ay garab nit mënu cee génn nit léppam dafa duggaat ci biir garab boo demoon sax ci jamono yu njëkkee wala ay Chine tey bu nit faatoo sax dañ koy suul ci reen ya garab ya ndax dañ naan foofu lay gën a noppaloo kon pour wan la importance bi garab am ci dund nit nga xam ni nit bu ko neexee ak bu ko neexul yëpp mënul dañ ci garab. mu nekk lu am solo ak taxawaay yi nga xamante ni bii ay firnde la ci alxuraan ay firnde la ci xam-xam ngeen xam ni kon nit ak garab maanaam sababul kawn suñu ak nekk kon garab daanaka moom moo ko tabax ci wàllu outil yi nga xam ne jëfandikoo nañu ko ndax li koy firndeel bi yàlla waxee ni inni jaa'ilun fil ardi xalifa bi xuloo bi amee ba xëccoo am diggante yàlla ak malaaka yi ba malaaka yi def seen tawbatul malaaikiya ba leen yàlla bëggee examiner dafa ni wa allimal aadama xam-xam la fay def asmaa kullaha falammaa aradahum ila al malaa'ika fa qaala anbi'uuni bi asmaa'i haa'ulaa'i in kuntum saadiqiin subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa 'allamtanaa mu mel ni kon lépp cosaan bi mi ngi jóge ci garab gi nga xam moo ko joué ba ni mu toppee histoire bi ba ni maam Adama génne comme ni nga ko commencé woon mu nekk lu am solo. mushaahidiina a'izza def naa li ñu ubbi ci wàllu xam-xam def ko introduction ci wàllu garab war ngeen a gëm ni kon lépp lu ñu leen ni garab amee na ko ni taxawaay ni importance ci dundu doomu aadama warees na ko mën a jàpp warees na ko mën a gëm mu nekk loo xam ne la chàkk fii du am benn sikki sàkk ndax firnde yi doon na li nga xam ne moom moo ko sabab ndax loo xam ne cosaan ba muy aslu ba yëpp moom la mu ne su ko taqalati ak loolu kon nitam cosaanam lépp moo garab ñu ànd sang bi bu ko defee mbokk yi ñuy seetaan tey dafa am benn fruit bu am solo boo xam ni boo ma jàpp na le bëgg naa ñu waxtaan si moo tax ñu teel ko ut ngeen permettre ma yéen ñi may seetaan xuma ba xam di ngeen xam hazihi fakiha wala det arab mu ngi koy wax batiix muy xaal mu bokk ci teraanga yàlla inna sababna maa sabban summa shaqaqna arda shaqqan fa anbatna fiha habban wa inaban wa ghadban wa zaytunan wa naxlan wa hadaiqa gulban wa fakiha waaw lii nekk min al fawaakih ci fruit la bokk ah sang bi maa ngi jégalu de damaa bëgg gaa yi jàng de xam naa nag moom njaay ni moom buñ ñu assisté sang bi lii moo tudd xaal bismillahi rahmaani rahim ñu tudd yàlla balaa ma ciy ñam lii may ñam sang bi est-ce que am na njëriñ ci santé doomu aadama comme ni ma la ko waxee rek gis nga sëriñ bi yàlla daf ñu waajalal lépp ci lu ñu war a lu baax ci sunu organisme li war a am lu naan bon fonctionnement ci organisme nit li ko war a suuxat doomu aadama daf ko suuxatel ak meññet yeeg foyteef yeeg xob yeeg garab yeeg reen yi lii nga tiim muy xaal moo tudd Citrullus lanitus mooy non scientifique am mais bëri na xeet nag moom moo ngi bokk ci xeet wu tudd cucurbitacé Citrullus lanitus ki gis ngay lekk xaal tey defe ne xaal rek xaal ak alam bi ñu doon waxtaan ak yeneen garab yëpp garab la loolu dama bëgg ñu xam ko li ci nekk nag ci ñam bii nga tàmbalee nga xam ni ñi sant loo ak sàll tam bëgg nañ ko moom garab gi sax ci boppam ci diggante ñam bi ak xob bi ak reen wi ak cariya caru xaal waaw am na lu mën lu bari dinaa ci ñëw mais ñam bi nga tiim maanaam gàncax waaw garab gi si boppam sax dafa bëri ay acide bëri ay vitamine am na vitamine B1 am na vitamine B6 am na ay protéines am na ay glucides am na luñ naan ay acide pantothénique acide malique acide aspartique acide glutamique. aspartique am na ci. am na ci glutamique léegi yaa ngi xam acide yi am na acide aspartique am na sax luñ naan citrulline waaye citrulline boobu bu duggee ci yaramu nit ndax citrulline moo ngi jógee ci citrullus mais citrulline bi bu duggee ci yaramu nit yaram bi daf koy soppi yóbbu ko beneen xeetu acide
dina mës a dugg ci enzyme bi parce que doomu aadama dafa am ay serrure yoo xam ne boo fa xasee dugal dara da koy tijji rek dugal la feneen donc citrulline bi dafay convertir dem ci acide arginine waxoon naa la ci lu bare ci biir kon sëñ bi yow boo doon jàng xam naa ne bi ngay jàng mënoon nga jàng bu dee daaw. non dama doon jàng nag waaw. loolu sang bi. parce que li may yéem mooy dama lay wax lu mat weer mais da ngay ñëwaat. waaw mënoon naa jàng quand même. waaw macha allah feeñ na parce que am nga mémoire bu baax. léegi nag bu fekkee ñam wi nag ñam bi am na acide bu ñu tudd acide pantothénique waaye acide pantothénique dama la koy tënkal pour nit ñi gën ko dégg mooy vitamine B5. boobu li muy feeñ bariwul de. boobu li ñu ko defe naa yaa ngi koy soog a am. waaw. yaa ngi koy soog a am. moom nag dafa baax ci xeetu ulcère. fu mu nekk ci ñam bi. ci ñam bi ñam bu xonk bii. dinaa la wax sax ñam bi li tax mu xonk waaye dama bëgg a ñëw buñ tolloo ci li tax ñam bi xonk dinaa la ko wax. dafa baax ci luñ naan ulcère phagédénique boo ko déggee nag da ngay ñu bëri nañ defe ne ulcère rek feebaru biir la ndax maa ngi dégg sama waa ji di yëngal bopp ak ndax ulcère da ko sonal waaye ulcère phagédénique li ëpp ci li muy lekk sax mooy les membres inférieurs tànk yi ci suuf ci yaram bi mu def góom boo xam ni dafay lawtal di yokk di ibbe am na wala fi yox góomu robaale mais gën na garaaw noonu ulcère léegi nag dinaa la leeral ulcère phagédénique ulcère rek boo déggee ulcère moo xam gastrique la moo xam phagédénique wala beneen xeetu ulcère moo ngi jógee ci baatu grec helkos mooy lan góom gaañu fu mu mën a ne loxo dana am góom tànk dana am góom felen dana am góom donc ulcère phagédénique itam moo ngi jógee ci baatu grec buñ naan phagédénikos wala latin phagédénikos mooy loo xam ni dafay yokk di law di dem ca kanam est-ce que comprendre nga. léegi nag su fekkee ni lii waral nit am ulcère phagédénique muy xeetu góom boo xam ne dafay law mën na dem ba am nekk cancer. mën na dem ba nekk li ñu naan septicémie. maanaam ci ay yel lay dal yel. ci yeel yi ci tànk yi voilà di nga gis ni muy yokk bu ko defee mën na nekk itam indi septicémie maanaam nit ki am infection ci deret ji. wala mu dem sax nekk cancérisation. waaye nag su fekkente ni góom boobu itam li koy waral mooy tey mën na am benn góom wala benn infection mu am lu ñu naan surinfection maanaam mu gën a yokku ci ay microbe ci ay bactéries ba góom bi mujj nekk ulcère phagédénique. bu ko defee nag góom boobu su fekkee dafa nekk ulcère phagédénique li koy waral itam ulcère phagédénique dafa am ay bactéries ana benn bactérie bu tudd fusiforme wala bacille de fusiforme wala Escherichia de Vincent maanaam ay xeetu bactéries la yoo xam ni ñoom du ñu nekk ci ngelaw li nii li ko tàmbalee ci gémmiñ gi dugg ba ci biir ci mbàq gi fa la ñu nekk mais mënuñoo développer su fekkee ni li tax ñu mën a dem ba jàpp góom bi kii ko dafay fekk nit ki manqué lu ñu naan ay bactéries aérobie wala mu am surinfection ñu profitoo foofu. am maladie bu ko affaiblir. ñoom ñu am doole seen condition mën a ñëw. sida ni muy màggee ci yaram. day nga xam day rey yaram ba yeneen feebar yëpp borom. voilà xam nga sida moom virus la boo xam ni xam nga virus wax naa la moog bactérie dafa wuute parce que virus moom day ut fu mu dugg bactérie am na jëmm virus nag amul jëmm day dugg ci cellule nit commencé mën a liggéey détruire moo tax moo gën a saay-saay mais bactérie bii nag di fusiforme wala Escherichia de Vincent ñoom ci ngelaw lañ mënut a dëkk même sax suñu biir yi am na yeneen bactéries yoo xam ne aérobie la parce que ñoom anaérobie la bu ko defee yooyu sax bu ñëwee dañ koy rey mais condition yi nit ki amee góom mu am surinfection mën neen ci porox ndollu nag indi ulcère phagédénique lu doy waar la mën na dem ba indi cancer mais nag su fekkee nag da nga lekk di ñi ko am di lekk ñamu xaal acide panthétonique bi ma la wax moom dafa baax ci cicatrisation maanaam
dafay wéral góom boobu day wéral góom daf koy wawal mais dafa baax ci xeetu bactéries yooyu ci xeex leen parce que nit sax néew na mu manqué vitamine B5 parce que vitamine B5 sunu yaram fépp ko am. buñ ko amul daanaka. waaw ko amul dafay. non yaram bi da koy liggéey moo tax mu tudd panthétonique moo ngi jógee ci pantos partout grec la pantos mooy partout mais nag condition yi nit manqué vitamine wala am yeneen xeetu feebar ci lay sorox ndul bu ko defee nag garab bi daf ci baax moom ñam bi mais itam ñam bi dafa baax ci loolu ñu naan kyste de l'ovaire. kyste de l'ovaire fu muy nekk. kyste maanaam ovaire jigéen dafa am ñaari ovaire ay ndabal nen parce que jigéen ay ovulam ñoo koy permettre mu am doom ovaire yi ñoo ngi nekk ci catu trompe ya trompe yooyu ñoo ngi sax ca catu utérus ba ci kanamu jigéen parce que jigéen dafa am utérus su jógee ci utérus bi trompe yi ovaire yooyu ñoom kyste bu ko defee nag utérus bi su fekkee ni dafa sëy ak borom këram wallax njaan yooyu dafay jàll dem ca trompe ya di fa xaar fekk ovule baa ngi fa wala mu di ko fa xaar ovule boobu nag moo ngi nekk ci ovaire ya mën a jàll moom it dem ca trompe te fekk spermatozoïde moo am accouplement doom mën a am léegi nag ovaire yi dafay am su amee kyste genre saag la rek ba am ndox mënul sax tere nit am doom mais mën na ko indil ay jafe-jafe mën na nekk ci ovaire gauche comme mën na nekk ci beneen ovaire bi kyste boobu nag moom itam garab bi dafa am benn caroténoïde. moom xaal xonq bi ñam bi xonq bi. waaw ñam yi xonq yi ngay gis wala carotte nu mu xawee xonq wala tomate loolu la ñu tuddee caroténoïde moo ngi jógee ci baatu carotte. caroténoïde dañu am tur caroténoïde bu xaal moo ngi tudd lycopène mais caroténoïde itam dañu am ay effet yu mag ci wér gu yaramu doomu aadama. léegi caroténoïde bi nekk fii di lycopène dafa baax ci ñi nga xam ni dañoo am problème mu kyste de l'ovaire même baax na itam ci ñi nga xam dañu am problème mu asthme mais moom asthme bi li ci baax mooy ñam bu weex bii parce que ñam bu weex. comme ça lii yaa ngi may jox exemple sànq ci ñam bu xonq bi. waaw xam nga yow moom rek nga. mais en général waaw nit ñi lii la ñu gën a bëgg bu ñu ñëwee ba fii dañuy daal di sànni xaal bi def yëfi tubaab mu des lii. gis nga ñam bu weex bii nag. ñuy sànni nii. ak der wi. waaw ñi nga xam dañu am asthme. parce que lycopène bi anti-inflammatoire la te xam nga asthme lan la. nit ki dafa am ay bronche. voilà ñam bi ñi am asthme même xale yi ñu leen koy daggal. di leen koy jox da ngay xam dem ci kër yi nag dañ koy daggal xar yi. waaw baax na ci ñoom waaye xale boo am asthme parce que am na yeneen xeetu vitamine sax c'est très riche. waaw mais dafa baax ci infection pulmonaire ñi nga xam ni seen poumon yi dafa am virus wala am ay microbe ba duñu mën a nooy wala asthme. parce que asthme inflammation bi ni muy demee mooy nit ki dafay am ci xam nga ni dafa am ay bronche. mooy yoon tiwa yoo xam ni ci la ngelaw li jaar ñëw ci poumon yi nit ki mën a nooy su fekkee nag nit ki bronche yooyu dafa am crise asthme dafay tëju maanaam muscle yi nga xam ni ñoo nekk ci bronche yi dañuy contracté wu nga xam moo tax bu nit am asthme nga def muy am xiit parce que ngelaw li war a jaarale bronche yi yóbbu ko ak bronche yu ndaw yi mën a dem ci poumon yi du jàll léegi lycopène bi nekk nag nga xam ni mooy caroténoïde bi ëpp doole ci xaal daf koy permettre mu dilaté wu mu gën a mën a nooy. ok nga xam ni kon moom baax na ci ulcère phagédénique baax ci li nga xam ni mooy problème mu asthme baax ci problème mu kyste de l'ovaire mais lycopène bi ci nekk itam ñi nga xam ne dañu am cancer li ko dalee ci bolox gi fii jàpp ci mbàqi bu mag beeg bu ndaw bi jàpp ba ci vis yi daf koy faj
parce que lycopène bi itam dafay tax du am maanaam lawtal ci cellules cancéreuses yi moo tax ñi am feebaru biir ba ñi nga xam ne dañoo am ulcère rek ci biir itam. waaw da koy faj. mais day tax aussi cancer du mën a law. du mën a law ndax lycopène bi ci nekk ak acide malique bi ci nekk parce que acide malique bi ci nekk itam dafa baax ci asthme baax itam ci problème mu cancer kon ci tënk. am na fu mu jël béer xasu béer. waaw am na fu mu jël ci xasu béer ci wàllu cancer donte moo xasu béer acide stéarique. acide stéarique bi moo ëpp doole lycopène bi ci cancer fuuf moo tax béer xeetu secret yi ma ci xam tey dafa am benn kilifa bu def intelligence économique bi ma ko wax xeetu kii ci béer sax lañ doon wax bi moo ma xaw a guddeel sëriñ bi fekk na ko fa ma koy wax intelligence économique la wax mu ne ma sëriñ bi lii faw mu développé ko moom dama ko doon xeetu xam-xam yi nekk ci biir ak xobam ak ci cancer nga xam ne c'est des résultats yoo xam da nga koy def ci ay nit mais da nga koy gis mais yooyu dinaa wax leen loolu duñ ko waxtaanee mais am na ay xeetu xob yu ndaw yu nekk ci ay garab nga xam ne lu tubaab naan les jeunes feuilles dañuy topp garab bi xam ne xob bi yàggut a judd xob boobu la muy faj ak xob bu judd barki démb bokkul waaw yooyu kenn du ko wax ay secret la pour walla rek li ma bëgg mooy yow al irshad ngay def te dama bëgg ñii nelaw yeewu. man mun naa confirmer benn wax tey ci suba rek maa ngi ci bëccëg maa ngi waxtaan ak ay quelques membres ci sama famille ma naan leen xobu alom ndax day dindi naax wala day tax nit ki du gaaw fàtte wala déet sama xarit bee toog mun na nekk sa sama seede ma ni ko man ñetti semaine ngi ni ba ma ko tourné ba léegi bu may attaaya damay ci jël di ci def mais jàpp naa ni ma doon fàttee dafa dañ damay mokkal léegi te su ma namee def dara lu doxaat ci diggéem du tax ma fàtte dama na woon def te dama demoon ba jàpp ni man naax na su ma la waree woo léegi ci diggante ma waxtaan fi ak kee bu guddi du ma la waat da nga gën a leer sax parce que fàtte naa la non xam nga nag mais waxoon naa la ne la dafa baax ci pathologie neurodégénérative parce que neurotransmetteur la non waxoon naa la ko ne la maanaam neurotransmetteur système nerveux bi neurones yiy jàllale xibaar yi da cee baax bu ko defee bu xibaar yi di jàll nga nekk ok doo fàtte. non da ngay gën a yeewu wax ñu ngi woon ci lii itam dafa mel ni dégg naa li fi dajaloo ci ay vitamines bare na de ci diggante lu xonq li ak der bi. waa vitamines yi ci nekk dafa bari dama la der wi ñam bi waaw bu xonq bi. ñam bi soo ko boolee car wi loolu nag foo nga jël ñam bi nga def ko jus nga boole kat car wi nga def ko infusion ak façon yu ñu koy defee parce que xaal composition pour liggéey ko dafa jafe loolu dama koy wax mais dafa am benn ay vitamines yu ci nekk am na vitamine C. ba pare moom boo ko boolee dafay faj jabet. nga jël car wi kii bi xam nga moom day law. car woowu yow xam nga car wi. waaw car woowu. boo jëlee fexe def kii jus. def ko infusion jël lii def ko jus boole leen. dara gënu ko si lay diabétique. parce que dafa am parce que lycopène bi ma la wax hypocholestérolémien la maanaam xeetu cholestérol yi nekk ci yaram bi tey bon daf koy wàcce bu gaaw. d'accord. dafa am tam lu ñu naan leucine loo xam ni dafa baax ci glycémie c'est-à-dire su fekkee ni dafay dimbali stimuler pancréas bi ba mu gën a mën a liggéey ay insuline yooyu dafay permettre dafay wàcce taux sucre ci deretu nit ki kon ci tënk da ngay gis ni carrément ñam bi solo suma am mais noonu la baaxee tam ci tubaab leen les maladies cardiovasculaires maanaam feebaru xol bu mu mën a doon. ñam bi li ci concentré wu dafa bari. waaw parce que ñam bi moom lii ci baax moom ak car wi am na dafa guddi du ma la leeral lépp moom ak reen wi baax na parce que boo demee ci reenu bi nga xam reenu xaal dafa am lu ñu naan tocopherol mais am na aussi citrulline
citrulline bi ma la wax ne la bu duggee ci yaram daf koy convertir en acide arginine acide arginine boobu waxoon naa la fi ca benn garab bu ñu doon waxtaane ne la dafay dilater vaisseau sanguin yi parce que oxyde nitrique bi ci nekk ba pare tocopherol bi ci nekk nga xam ni mooy vitamine E nga xam ni vitamine E dafa am juróom-ñetti xeetu vitamine am na bêta gamma delta dafa bëri tocopherol vitamine E mooy anti-stérilité loolu ñëpp xam nañ ko munoo faj nit wàllu ñàkk am doom te doo ci def ay vitamine E reen bi dafa riche en vitamine E reenu xaal ak citrulline léegi reenu xaal boobu su fekkee ni nit ki moo ngi koy jëfandikoo bien sûr laaj na ak yeneen xeeti composition ba mu nekk H nangam soo ko boolee tocopherol bi ci nekk dafay tax nit ki mën a am doom ci jigéen ak ci góor parce que dafay stimuler ovaires yi ci jamono surtout su jigéen que soo gisee fóot rek naan ko moom reen bi gis nga fóot rek naan nga reenu xaal dafay stimuler ovaires yi ci ñu mën a génne ay ovules yu doy nga xam ni bu tolloo ci période par exemple jigéen ji daa gis fóot tey léegi rek mu naan ko di ko naan ba mbaaxam jeex ndax nag li ci gën soo koy naan nga naan ko ci waxtu wi ngay gis fóot soo gisee fóot ba pare jarul naan parce que am na yeneen danger yu ne yow jaruma ci ñëw pour que nit ki bu xasee jël ëmb su ma bëggoon naan reenu xaal dama naan ko bul ko naan ndax la ca topp ak la ca nekk mais bu fekkee nag jël na ko ci moment règle am daf koy yóbbu ci ovaires yi mën a stimuler bu baax mu mën a am ovulation bu baax ci bu tollee fukki fan ak ñaar fukki fan ak ñett lu ñu naan période d'ovulation nga xam ni bu sëyeeg jëkkëram dafa mel ni ay yamb yu bari walax njaan yi danañ am saas sëy sa ak benn ba doom mën a am kon da cee baax ci loolu moom reen bi torop ci wàllu kii muy tocopherol bi mais acide arginine bi ak acide aspartique am na ko. fan la ci nekk. acide aspartique moom ci reen bi maa ngi ci reen bi parce que acide aspartique bi waxoon naa la ne moom dafay stimuler dafay yëngal testostérone yi muy hormone stéroïdienne parce que góor dafa am loo xam ni mooy produire ay spermatozoïdes itam acide aspartique bi dafay tax wallax njaani gën a mat gën a doy gën a sakkan gën a bari. comment nan lañ ko utiliser. waa reen bi infusion toujours reen bi waaye teewul am composition bi àndal. non li sëñ bi garab demal ci garabu tubaab bu la neex à base de nangam la may dem d'autres compositions. waaw tout à fait. man boo ñëwoon tey am na garab yi ma tuddee H07 H12 H44 H28 yooyu nit ñi dañ koy xam am na ñoo xam dañuy ñëw ne ne sëriñ bi H44 nga ma joxoon moo tax ma am doom mais H44 ay xob ak i tóor-tóor ba muy 44 garab yu bokkul. en tout cas waa campement gi ko wax ñu ngi may demandé ñu ma sëñ Gora Seye il faut mu ubbil ñu benn succursale fii à Ngexo loolu moom ñu ngi ma koy demandé foo mu nekk ba xam di nga leen ko nangul. yaa nekk sama wala déet incha allah mais loolu moom ñu ngi koy demandé. incha allah waaw parce que bari na ay xeetu garab yoo xam ne lu naturel lay nekk yoo xam ni dina dimbale nit ci nekkin wu sell. ci waat am doom. wala yeneen ak yeneen yi muy jox nit ci wàllu yëg-yëg. surtout ci wàllu sëy. kon ren bi mun na participer ci loolu. waaw ndax wax naa la ne la benn vitamine E bi ci nekk tocopherol bi bêta gamma delta yooyu nga xam ni daf koy yóbbu ci nit ki muy góor muy jigéen mu mën a am doom mais acide aspartique bi moom ci góor rek la baax ndax dafay matal ay wallax njaanam ba mbalax njaani bu fekkoon dafa am lu tubaab naan oligoasténospermie maanaam nga xam ni wallax njaani du ñu sawar wala du ñu bari bu boobaa acide aspartique bi su fekkee ni nit ki ci bopp bi ci hypothalamus bi moo mënta def commande bu doy ba wallax njaani génn da koy régler su fekkee ni dérèglement bi dafa nekk rek ci nga baal ma ci ñaari waa yàlla yi bu boobaa itam acide aspartique bi dafay stimuler dafay hormone stéroïdienne yooyu ba mu mën a génne wallax njaan mu doy bu mat kon reenu xaal moom am na yeneen mais li mu gën a mën mooy li jëm dëgg-dëgg ci ku góor ci ku jigéen ci wàllu am doom ndax vitamine E bi ci nekk ndax
acide aspartique bi ci nekk. sëñ bi lii itam defe naa am na njëriñ de muy doom bi. waaw lii am na njëriñ kemb bi ne ci biir xaal bi ci boppam. dara gënu ko biiru tañ boo koy yëy. ah oui waaw dara gënu ko ci biiru tañ mais dafa am fibre alimentaire. moom mi. waaw gis nga sëriñ bi ku am hémorroïde. waaw di yëyi doom bi da nga wér. boo amee hémorroïde boo amee problème constipation wala sa biir nit ñi am lu ñu naan colopathie fonctionnelle mooy biir boo xam ni dafay am ngelaw di jooy colopathie feebaru colon bi lépp ci biir fibre alimentaire bi ci nekk dara gënu ko ci. muy kemb xaal bi nii. waaw ba pare dafa am yeneen xeetu vitamine yoo xamante ni itam ñoo ngi ci muy vitamine B6 ak acide folique. B6 ak acide folique. acide folique bi ma la waxoon ci jigéen wérul moo ngi ci te am na ci ba doy sëkk mais nag li mu gën a mën fibre alimentaire la. ci biir la ñi nga xam dañu am problème mu digestion. am problème mu colopathie fonctionnelle. am problème mu hémorroïde. am problème mu biiru tànji ci tënk ndax waxtu timis bi te xaw ma fu waxtu wi toll. waaye xam naa ni am na sax ay xeetu acide yoo xam ne du ma la ko génneel tey ndax waxtu wi jot na. waaye jàppal ni li ci nekk. ci ay xeetu acide ci ay xeetu fibre kenn xamul nu mu toll moom xaal mais xobu xaal yaa ngi koy fàtte sëriñ bi. waaw xobu xaal. ndax dafa am feebar yuy dal nit ñi te duñ koy bàyyi xel. sëñ bi xobu xaal dafa baax ci problème mu cardiaque nel benn. cardiaque. baax ci problème mu syncope. syncope mooy. maanaam syncope mooy koo xam ni. dafay jekki-jekki rek tëdd di jóg rek daanu xam-xam bu gaaw jógaat. xam nga ko. waaw xam naa ko. bokk te crise de. bokk te crise waaw. maanaam li koy waral sax dama la koy wax pour nga xam ko. mooy par exemple nga tëdd nii di jóg. dafa am lu ñu naan pression artérielle systolique ak pression artérielle diastolique mais pression artérielle systolique bi ci nit ki bu tëddee. mel ni jóg mel ni dara ji da koo kii mu xaw. non bu tëddee bay jóg. diggante boobu muy jóg pression artérielle bi dafay wàcc deret ji du yéeg ci bopp bi normal day daanu mu xam ci lu gaaw daal di jógaat xam nga li ma la wax loolu mooy syncope ku mu daal loolu dama ko jox ñëpp parce que day feebar yu metti kuy xoobu xaal xooj di ko xooj waaw di ko xooj ci sa ndox mi ngay naan doo mës a am syncope amul togg amul dara. am xooj rek yow amal sa benn ndaa rek ndaa laay wax. waaw am njaq. yow def ko sa njaq rek. am na fu mu niroo ak xobu suuróor. waaw bu baax. ndax bépp garab boo xam ne. waaw di empêcher seen décharge électrique di tax neurotransmetteurs yi du ñu am problème. garab yooyu yëpp en général dañuy faj lu jëm ci wàllu woowu. d'accord. ba pare itam dafay régulariser ñi nga xam ne dañu am problème mu tension buy wàcc de trop xam fu dañuy miir di am problème tout le temps daf koy régulariser parce que dinaa la wax leneen ci xob bi parce que xob bi acide arginine bi ci nekk itam nga xam ni. arginine am na ci xob. am na ci xob bi bu baax a baax a baax. kon xaal dafa bàyyi ay acide arginine. leeraluma la li nekk ci acide ci xaal yëpp. ah oui. yu bëri waxuma la ko parce que am naa yeneen xeetu vitamine parce que dama bëgg jël rek li nga xam ni moo ñu intéressé li si des ñu denc ko waaye xaal sëriñ bi tey ñi koy lekk même ñi nga xam ni dañuy faral di lekk xaal. loolu ñu naan problème mu AVC xob bi wala ngay lekk ñam bi loolu moom ñam bi xob bi surtout xob bi nag waaye moo ci gën. di ko togg. di ko xooj di ko togg di ko infuser di ko lekk nu mu la neexee parce que ma fàttali na xaal xob bi zéro toxique la. amul benn toxique. amul benn toxique xob bi tam dafa am acide malique acide malique bi dafa baax ci calcul rénal ba pare dafay dundalaat foie bi raxas ko ak vésicule biliaire bi gis nga acide malique bi ci nekk ci xob yi am na ñu am ay calcul rénal wala. tey seen foie yi di am problème acide malique bi dafa am lu tubaab naan métaux lourds maanaam ay plomb ay mercure ba du ko gis ay xeetu weñ la yoo xam ne acide malique bi daf koy récupérer ba du laal foie bi jàllale ko ci jàlluwaay yu gaanuwaay yi nit am ba mu jàll foofu parce que vésicule biliaire boobu foofu la wextaan wi nekk daf koy dimbali parce que foie bi mooy liggéey
wextaan wi ndox ma waaw jàllale ko ci yoon wi dem ci vésicule biliaire bi maanaam ci wextaan wi wextaan woowu bu yëgee ni nit ki lekk na di waaj a bëgg mu rees dafay contracté wu bàyyi bil bi mu jàll ci mbàq li mu reesal ñam bi léegi nag acide malique bi dafay protéger vésicule biliaire bi ak calculs rénaux yi nga xam dañu am problème mu rein aussi baax na ci trop même ñu am insuffisance rénale ndax acide malique bi li ma lay wax dafay xeetu xam-xam yu xóot noonu lay nettoyer itam foie bi parce que foie wu nit su baaxee nit ki wér su feebaree nit feebar parce que loo xam ni mooy stocké lépp graisse vitamine bu feebaree rek nit day feebar donc acide malique bi tam daf koy protéger foie bi ba xeetu jàngoro yooyu du ko mën a dal nga xam ni sooy jëfandikoo xobu xaal acide malique moo ci ëpp ci xob ba daf koy permettre mu nettoyer foie bi régénérer ko bul fàtte ni sunu foie yi ak même bu acide malique ñi nga xam dañuy naan ay garab naan doomu garab yu baree bari garab yi def ay toxique ak ammoniac yi nekk ci foie bi acide malique bi daf koy dégager génne ko bu ko defee nit ki day am foie bu wér te waxoon naa la fi ne la foie moo ëpp solo ci nit gannaaw yaram sunu der yi moo ci gën a diis 1 kilo 500 lay peser su feebaree lépp feebar moo tax bu ko defee bu foie bi normalé même li ma wax ni graine bi dafa baax ci digestion colopathie fonctionnelle bu sa foie normalé di jàllale di liggéey wextaan bi ndox ma bu normal di ko jox wextaan wi di mën di ko génne normal nit ki dafay wér te biir mooy centrale énergétique bu gën a yéeme centrale énergétique bu Bel Air su coupé Dakar yëpp coupé waaw biir foie bi biir bi parce que à partir de foie bi ci la lépp démarré su feebaree rek lépp feebar acide malique nag dafay jàkkaarloog métaux lourds yooyu mu ay mercure ay plomb ay yooyu xeetu nga naan ay garab yu bari en toxicité bi si nekk ammoniac bi récupérer leen jàllale leen ci gaanuwaay bi dañ leen di jaarale ci gaanuwaay bi mu génn nit ki dem woon ak mu génn du ñu jege foie bi du ñu jege foie bi ba pare sax dafay yeesal foie bi ok mais dégg naa ba pare dafa am lësin maanaam benn loo xam ni tey ni ma la ko mën a expliquer yow parce que sunu muscle yi sunu coono yi xaal xob yi nag surtout am na ci ñam bi nag booy seet boo sonnee boo ko lekkee rek da ngay récupérer surtout ñi nga xam ne da ngay utiliser say muscle xanaa kon mook papaaya am na fu ñu niroo bu baax waaye nag ay papaaya ak ay xaal ak nangam soo leen indi woon rek yu bari mën naa la génne ni la lii xaal da koy def am na sax ay acides yu nduroo papaaya sax naa ci ñëw bi asmaihi wa sifaatihi wa sifaatihi te sëriñ bi yàlla lépp jeexital lépp lu am rek moom la moo tax le 14 mars ndax wa man ahsanu xawlan mimman daa ila allah wa amila saalihan wa qaala innani min al muslimin lenn rek laa leen woo mooy woote bi gën a rafet mooy ñu ñëw tudd yàlla te màggal ko nekkul rek ñëw zikkar